asalaamaaleykum wa rahmatullah suñu mbokk internet ñu ngi leen di ziarate di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen xam naa nag di ngeen ne combat bi liñ ciy wax bëri na muy la 7 août bi Balla Gris mais boo gisee ñu di ci wax daa nekkul combat bu ndaw combat bu mag la ba pare nekk combat revanche te itam nag dañu bëgg jël ay nit yi nga xam ne c'est des connaisseurs maanaam li ñuy wax xam nañ ko maanaam te itam jàpp nañ ne buñ ko waxee yéen ñi seetaan di ngeen mën a dégg li ñuy wax tey nag ñu dalal ku nga xam ne nii coach su lañ koy wax muy Moussa Diop nekk ko nga xam ne nii mu ngi nekk Sen TV nekk fa di fa animer ay émission lu jëm ci wàllum sport waaye nag koo xam ne tamit yàgg naa préparer mbër ndax yaakaar naa ci gëstu bu ma def mook Yaxya Diop yi ki ni daan na liggéey ay jamono tey kon defe naa su waxee ci làmb war na cee wax ndax Yaxya gëm naa ne du liggéey ak cuune ci jamono yi muy nekk Yaxya dëgg ku muy liggéeyal rek am nga loo xam Moussa maa ngi lay ziar. waaw Babacar maa ngi lay fay internet waa arène les arènes di nuyu Abou Ndour bu baax suma waaye suma xarit yàgg nañ dëpp ci Yaxya ñu gëj a gisee loolu mais xool yaa ngi gisee nag voilà di la nuyu bu baax di nuyu sa caméraman di nuyu képp ku nga xamante ne yaa ngi suivre les arènes tout le temps. mais balaa may sori bëggoon naa Moussa dikkalaat ñu wax ñu kan mooy Moussa ak li nga xam ni jot na fa jaar ba yàlla dogal tey mu yëngutu ci wàllum sport. voilà Moussa day benn Sénégalais lambda la rek kenn ku xeebu ku yëngatu ci wàllu sport bi jàngee Sénégal fii màggee fi juddoo fi yaroo fi dem Maroc jóge Maroc dellusiwaat fii nekk ci wàllu milieu sport bi géré benn club bu ñuy wax Gymnasium presque pendant 16 ans le 5 septembre 2005 la commencé ba le 30 juin 2019 pratiquement avant Covid bi nekk ci la tëj. Et avant tout ça j'étais à l'INSEP jóge fa dem centre sportif international bu Lissafa Casablanca def un peu def ay formation Tunisie un peu ci Grenada entre Espagne ak Maroc noonu après ñëw Sénégal nekk jaaraat INSEP dem Dunia Escaf ak Diallo ma koy nuyu de passage Diallo waaw au temps de Tyson Eumeu Sène au temps de Coly Faye vers les années 2005-2006. Après, par la suite, j'étais le responsable gymnasium, j'étais responsable de la salle de sport, tout ce qui est musculation, fitness. Donc, depuis lors, après, en 2012, je suis à la Sen TV, nekk comme chroniqueur, en même temps, nekk consultant en matière de sport, de combat et la préparation physique. am na solo mu mel ni jaar-jaar bi riis na kon mais su ma la déggee nga tudd Tyson tudd Coly Faye tudd ki nga xam moo Eumeu Sène parce que Yaxya tudd naa ko léegi kon ñooñu tamit am na foo jot a jaar ak ñoom. waaw am na tout au début daan nañ tase Escaf di bokk ay entraînement ak ay préparation yoo xamante ne boobu c'était à Escaf Dunia ndeysaan dem si yàlla yal na ko yàlla yërëm rahmatullah alayhi benn baas boobu saal mi ngi soog a ubbi ñu nekk fa ak ñoom Diallo ñoom Sidi ñoom Moussa Diagne. Autant fa lañ doon entraîné ba 2005 2006 il a rejoindre Gymnasium après ma continuer foofu di entraîné ànd ak Yaxya ba muy décroché. Yaxya loolu lan moo la boole woon ak moom da nga ko doon tàggat wala. Yaxya li ma boole ak moom c'était plus que sport parce que dañu bokk pas-pas bokk lu bari en plus bi muy soog commencé li yàlla di def ñun dañ daan jóge école boobu ñu ngi CM Isaac Foster di ko fekk stade Assane Diouf man ak suma beneen xarit bu ñuy wax Alioune Niang ma koy nuyu nekkoon na international nekk Saint-Étienne. Alioune Niang Yaxya dëkk foofu ñuy dem di ko seetaan ba bi ñu paree après mu jógee foofu après suma jàng lycée Delafosse lycée Lamine Gueye après le bac ma dem Maroc bi mu jógee Maroc ñoo def pour nekk préparateur physique en même temps def ci discipline partie fitness bi ma ñibbisi di liggéey ci loolu yàlla def ñu tasewaat léegi bi ñu tasee ñu continuer commencer di liggéey ba avant muy bëri ak 2006 avant mook Tyson defe naa la woon 2006. le 1er janvier boobu ñu commencé di liggéey nag depuis lors si lañ dem mu gis sama liggéey mu nawloo ko trop doyloo ko ma bokk ak moom ñu nekk ay sparring partner ci wàllu musculation di ànd defandoo tournée Sénégal bokkandoo liggéey yu bari mu dem ba nekk plus qu'un frère parce que dañ bokk pas-pas bokk ay sëriñ bokk ay bëgg-bëgg mu doonoon sama conseil aussi di yàgg di ma teg ci yoon defal nii bàyyi nii waxal nii xam nga ñu dem ba affaire bi nekkatul sport sax affaire de famille la parce que suma famille ñëpp xam nañ ko xam naa seen famille dama doon dem Joal ainsi de suite liggéey bi dem liggéey boole ñu et famille boole ñu et pas-pas ñu bokk pas-pas bokk ay affaire waaw bokk suñu tarixa bu baax loolu quoi loolu moo ñu gën a boole di ànd dem gàmmu am demandoo yu bari burdu sax ñoo ko doon demandoo xam nga loolu au delà de sport la après waaw day dem ba cadre professionnel day tege spiritualité day dugg familiarité dugg après lu bari day dem ba day nekk quoi voilà. kon loolu am na solo mu mel ni kon boobu ànd bu leer la bu dëgër la itam mais léegi nag damay ñëw ak yow ci combat la 7 bi Balla Gaye defe naa xam nga ko Gris Bordeaux xam nga ko ñoom ñaar ñooñu yaakaar naa xam nga leen bu baax a baax.
waaw xam naa leen bu baax a baax Gris on habitait ensemble dañ doon tase entraînement Balla aussi xam naa ko gis naa fi mu jaar et aussi mu nekk ku teeña comme Gris Bordeaux mais combat bi musuma gis combat piège bu gën a nekkee combat piège bi nit ñi nañ si def nank bu baax combat piège moo nekk nii. loo tuddee combat piège. waaw parce que xam nga Balla bi muy ñëw di bëreeg Modou Lo je l'ai dit à Modou ak Boy man leen bu leen foogoon ne instant bi ñëpp dañuy wax ne Balla yàqu na. j'étais la première personne boo delloo ci net bi di nga ko gis xaw ma yow laa ko defaloon am na ku ma defaloon benn interview ci site yi xamantuma kan la boo ko replayé day mel ni combat bi dama la ko doon expliquer ba gars yi bari di ma laaj ndax da nga ko seetaanoon. parce que instant bu Balla mi ngi doon defaru di ñëwaat dafa feebaroon jóge ci ay méforme bi mu ñëwee di def la transformation parce que masse graisseuse bi mu amoon mu ngi ko doon delloo pour mu nekk force musculaire bi muy ñëw moo contre Modou dañ defoon ne te ci Gris Bordeaux la commencé. parce que contre Gris Bordeaux bi muy njëkk combat ak moom boo xoolee danga naan Balla mi ngi fi à 100% mais instant boobu dafa dem ba ci biir li gars yi di wax li ko Gris di wax affaire nandite mu indi affaire nandite boobu am na combat fi mu doon toll Gris am na nu mu doon tegee combat bi da koy essouffler mu pare moom bi mu xamee loolu il a joué le jeu di jouer ay jàkkaarloog moom parce que xam nañ ne instant forme mi ngi ñëw mais am na lu desoon combat bi mu jeex man leen Balla bii ma gis bu defarwaatee dina naxaree daan bi muy taseeg Modou loolu moo nax Modou parce que dañ defoon ne carrément Balla Gaye il était fini instant boobu Balla jeexul mi ngi amaat beneen forme di ñëw donc loolu moo nekkoon secret bi ci biir nga xamante ne ñoom bi Balla di daan mu foogee ñu ko woon noonu parce que yaakaaruñu ne doole boobu mi ngi fi woon wala endurance physique boobu mi ngi fi xam nga endurance musculaire bokkul ak endurance physique bi nit ki di am li gars yi di wax dijji dëgëru ko gën mais na fekkente ne nga cumuler mu nekk benn mix boo xam ne la masse musculaire ak la condition physique ñoom ñaar dañuy ànd su mbër bi doon bëree fii ba 100 minutes sax force am ak physique bi attan na ko donc foofu mooy couac bi waaw. léegi mu jëmaat ci mu jóge foofu ñëw ci Bombardier ñàkk war a ñëwaat ci Gris Bordeaux ñu def shooting gars yi gis photo yi ne non ñi liggéeyuñu yow gis nga photo yi yaakaar naa bu baax a baax noo leen gisee ñoom ñaar. non ñu ngi liggéey mais li may wax sportif bu Sénégal rek. nañu bàyyi des fois ba combat ne këtt ni jonn parce que loolu il faut ñu leeralal leen ko gis nga Babacar bu fekkente ne ñu ngi si tey le 27 juillet nga soxla forme boo xamante ne d'ici 6 mois nga ko soxla le 27 maanaam janvier bi di ñëw wala 27 février doo bàyyi ba 3 mois après seetlu woo mbëri toujours après combat la ñuy jàpp seetlu lépp waaw bu ñu bëree ba pare seetlu woo ko est-ce que loolu mës ngeen def remarque bi mbër yu bari. après seen combat da leen gis dañu yor état de physique bu doy waar parce que xam nga lan moo tax dañu waroon anticiper doo bàyyi ba combat de 3 mois nga koy entraîner mbër yi nga xam ne xam nañ loolu yëpp je veux pas citer de nom am na si ay ñett ñoo xam ne seen entraînement dafa constant dootuñu arrêté. bon je veux pas trop citer de nom mais am na ñoo xam ne boo leen xoolee toujours. ci ko naa nga wax ma nga citer ma. non garaawul boo leen xoolee tout le temps forme physique bi ñuy yor day continuer ci pyramide bi. ci xale yi ci mag ñi bari na. Ama Baldé la Boy Niang la Modou Lo la. ñoom ñëpp Lac de Guiers ñoom ñëpp ñu ngi si bon voilà ñoom ñëpp ñu ngi si am na ñoo xam ne bàyyeetuñ entraînement léegi il faut que mbëri bàyyi stratégie boobu di toog di wax ne damay bàyyi ba am combat wala ma tooñ Gris tuuti xam nga parce que moom c'était suma promotionnaire la mook suma sœur bokkoon classe ñoo dëkkandoon en même temps maintenant muy bëy maintenant aussi xam nga bi muy wax naan petit déjeuner au lii xam nga soo ko takk jëf ma ne ko sam waay dama bàyyi loolu nga dem entraîner ji préparé wu mais bi mu comprendre parce que Gris boo xoolee bokk na si mbëri gën a teeña gën a ñeme entraînement man danaa ñëw plage Kusum Gris di def buut ba buut di daw gis nga soowam boobu mu daan def bi mu ko fu njëkkee def ñu fa toogoon dañ doon xool mais est-ce que lii c'est possible mais parce que boobu souplesse bi mu amoon endurance physique bi peut-être nag at yi day dugg changement bi changé na yaa ngi jël masse musculaire pondérale boo xamante ne est-ce que yóbbu nañ ko mu doon masse musculaire sec pas graisseuse yooyu yëpp daf ciy jouer quoi donc bu fekkente nag dañuy bàyyi ba combat jot nga soog a préparer après combat bi ngay jàpp mais bu dee da ngay entraîner tout le temps constamment di def 3 séances combat bu jotee da nga koy wàññi dem ci 2 am na fu combat bi demee nga wàññi ko nekk ci 1 séance à un moment donné tu n'as plus besoin de la musculation wala loolu lépp ci écurie bi nga koy defee parce que am na période boo xam ne da ngay xëy bu dee une bonne préparation physique da ngay xëy dem dawi dem géej comme li ñuy wax def sa préparation soo ñëwee récupérer tëdd il faut pas que ñu oublier toujours le muscle il prend au repos c'est pas pendant la séance muscle bu yaakaaree ne ci entraînement nga koy sonal di ko sëf doo mës a jàpp c'est au repos que les muscles prennent leur forme et leur force parce que récupération bi moo ëpp doole
parce que si tu as la récupération la préparation ak alimentation bi moo lay jox forme physique bi nga bëgg donc bu fekkee da nga entraîner le matin nga noppalu journée bi ba ay booru midi 1h si tu as le temps nga dem à la salle def musculation soo jógee foofu le soir nga soog a dem écurie mais loolu ci benn temps déterminé la entre 6 à 8 semaines ba 10 semaines après nga changé ko mais loolu jegewul combat après yaa ngi dem ci 2 séances benn footing matinal wala nga dem salle tu les varies soit salle soit plage nga récupérer bu gën a long le soir nga dem def bëri parce que bëri ngay def donc arène bi ak écurie bi wala école de lutte bi tout le temps il faut y aller nekk fa di def say technique préparer wu foofu di entraînement la aussi parce que loo am na mbër yoo xam ne dañuy saati seen yaram musculairement ba bu ñu demee di léewto wala di bëri da ngay gis ne musculation bi a dominé la résistance musculation bi dominé na endurance bi dañuy dem ba benn moment seen loxo day fees parce que li ñuy yëkkati ci weñ moo bari est-ce que tu comprends donc séance yooyu bu amee nag noonu moo bu fekkente ne am nga ay sparring partenaire ak ay techniciens yoo xam ne équipe technique bu la topp dinañ la wax temps bi ak temps bi ba ci jour combat bi nan nga war a réveil musculaire bi nga war a def ak nan nga war a ñëwee stade xam naa dinañ ci ñëw après boo xoolee Gris combat bi passé 9h la ñëw stade war a bëre 19h mu def fa 10 heures d'horloge. loolu baaxul quoi la bon ci benn côté dina ko indil. boo xoolee dafa am fatigue bu mu def ci moom récupération bi mu bëgg am sax du ko fa am pour tëdd ci stade bi ndekkee fa tëdd teg mat laa nelaw ak yooyu noonu non yooyu yëpp daf ci jouer mbëri il faut que ñuy bàyyi xel ne aussi bu ñu demee stade jour combat il faut avoir une alimentation boo xamante ne dafay gaaw a digérer wu mais mu nekk en sucre lent bu yàgg lekk ay genre fruits rouges parce que boo quitté ce que déjà mbër bi day teel a lekk vers 13h 14h pour digérer et d'habitude li ñuy lekk ay laax ak ay cere ak affaire légion yi pour huile bañ leen sonal mais boo demee stade am na ñu la war a topp di la jox loo xamante ne soit ay fruits rouges des raisins secs un peu de banane quelque chose yoo xam ne parce que boo 15h ba 19h lekk loo naanu loolu am apport énergétique dafay jouer boo sëggee di bëri ak atmosphère bi nga nekk sa pores yi ubbeeku naaj nga jóge ci naaj bi ñëw ker gi fekk la fa changement de température boobu sax dañ koy xeeb mais dafay jouer ci jouru combat bi. mais ñoom ñaar léegi damay jeexal ak yow mais ñoom ñaar dama la dégg léegi nga ne maanaam bàyyi ba combat jege ci 3 mois maanaam ci ñetti weer nga door ko préparer est-ce que ñoom ñaar da nga gis ne ñoom ñaar dañ la jox mbër yoo xam ne dañu bàyyi ba seen combat jege ñu doog a préparer wu. est-ce que bon ci ñoom lay dépendre parce que je suis pas avec eux est-ce que li leen combat jaraloon. il y a 10 ans wala 5 ans ginnaaw jaral na leen ko ba léegi ak fugg boobu ak entraînement ba os entraînement ba ne kàcc nii ñàbb boobu ñu daan def est-ce que loolu jaralti na leen ko. yow gisoo ñu ne ñàbb photo yi nga gis yow loo ci gis. il y a des photo yi bu dee photo rek la da ngay gis ne dafa am tuuti relâchement musculaire wala entraînement bu constant wul woon la entraînement la bu ñu renforcer musculaire nii wala ku chargé ba nga xamante ne bu taxawee da ngay gis ne kii mi ngi fi mais bu ñu fàtte ne. nit ki bu âge am di buy jël âge wala muy changer ça dépend ci ni mu doon entraîner ak ci li mu doon lekk parce que am na muscle yoo xam ne bu demee ba commencer di tomber rek y a beaucoup de choses yu ñu war a laaj lan moo ko waral waaw parce que am na lu koy waral donc doo xam nag il faut que ay médecins consulter ko ay techniciens consulter ko ñu xam carrément pourquoi muscle bi nekkul à sa place nekkul muscle saillant lu tax ci alimentation bi la ci complément alimentaire yi la ci entraînement bi la. parce que am na entraînement yoo xam ne da lay jox masse jox la résistance am na entraînement yoo xamante ne masse kese la lay jox mais am na ñoo xam ne fausse maigre lañ parce que fausse maigre yooyu da nga leen di gis ni fekk am nañ doole intérieur boo xam ne boo tampalikool ak ñoom doo ko xam te mën nañu bëri fii ba suba ak yow du ñu sonn dañ leen nax nag am na ñu mbëri bëri yoo xam ne dañuy nax seen morom moo tax combat bi dafa bëri ay pièges. combat piège dëgg la waaw mais nag pour lu gën a leer mbër bi ci gën a pare physiquement. ki gën a am endurance ak résistance bu combat bi tiré en longueur moom mooy gagné lii maa la ko wax fi tey. ñoom ñaar koo gis ne actuellement yàggaayu combat bi moom lay gën a arrangé. ça dépend parce que ils se valent je vais dire que c'est du 50-50 pour le moment ñoom ñaar am na loo xam ne nag ci jour combat bi lay gën a déterminé wu ngay gën a am confiance xam ni ñuy duggee ni ñuy ñëwee parce que am na loo xam ne mën na nax mbëra barki dem gis nañ ko ci benn combat bu amoon ci ñaari booy je fàttali jàpp ma seen tour mais mbër bi gën a taxaw ki gën a pare physiquement bi mu ñëwee ñëpp dañu tey mu rey mbër bi mais booy bi def na ko techniquement ak physique boo xamante ne le gars il n'a rien compris donc yooyu yëpp daf ciy joué donc combat la bu jar a tey et combat la bu jar a bàyyi xel ci ñoom ñaar ñu xam li leen di xaar et ñu xool seen état de physique carrément
xam ne du combat prix dip ñëpp xam nañ ne Balla bu combat am du action réaction lay def Balla du taxaw Gris mu nga koy wax ne ko boo jàppul doo bëre est-ce que dina ko may loolu est-ce que ñoom ñaar bu ñu jàppee ki gën a taxaw physiquement bu combat bi tiré en longueur moom mooy gagné waaw. tur mu daanu. yaakaaruma ko ci de non je ne pense pas. techniquement ñoom ñaar kan moo gën a doué ci wàllu bëre. bon ils sont très forts mais Balla Gaye bu dee bëri da nga doon noté di nga ko jox benn notation boo xamante ne Balla léppam day bëri même bu nekkee ci méforme tu sens que c'est un lion blessé day bëri mais Gris Bordeaux li ko may chance parce que combat yi gën a métti ci làmb yi bëri boo xoolee Gris ak Eumeu Sène ñoo ko bëri parce que combat bi ak Balla Gaye waaw. seen deuxième combat bon Eumeu Sène combat yi gën a métti ci làmb ji boo xoolee mook Lac de Guiers bu njëkk ba moo Gris Bordeaux mook Gris bu mujj bi ko Gris di daan Gris daan tuur ko ba defee ne jeex na mu wëlbit donc boo xoolee Gris Bordeaux ci élancé boobu ni muy demee ñoom ñaar seen différence du bari xam naa ni concentration ki ko ci ëpp ak ki gën a bàyyi xel moromam bañ a calcul nag et éviter les détails xam nga combat bee passé dañ doon naxante am na moment bu nekk da nga naan Gris am na nu mu doon defee combat bi daf koy abrégé bee passé est-ce que cette fois-ci dina ko may c'est ça le problème. mën na gaaw a jeex. yaakaaruma ko de birib mu jeex non léegi round d'observation il faut que mu am parce que ñoom ñaar duñu asaaloo combat bi ku nekk dina xaar sa morom dinañ toog def round d'observation xool doo ko dem xam naa ni ñi Gris waxee du ko bëgg may jàpp bi mu bari dina jéem a indi xeex dina am waaw jàpp bu naree am dina moytu jàpp mu ñu bañ a teel a jàppante waaw yooyu mën na ci am parce que ku nekk yaa ngi quelque ñamante nañ xamante nañ bu baax ñoom ñaar ku nekk xam nga sax nit ñoo comprendre mais ñoom ñaar comprendre nañ kenn ku ci nekk xam nga fi nga war a jaar pour teel a pare sa morom léegi nag doo ko may loolu fi mu toll nii équation lañ nekk ñoom ñaar di ko xool nu ñu koy résoudre parce que ku nekk xam nga sa fort ak sa faiblesse sa morom dañuy njëkkante nag kuy pour jëli ko. ku ci njëkk si côté boobu parce que bëri woon nañ ba pare nit ñi ñooy wax rek mais ñoom ñaar xamante nañ bu baax waaw. am na solo coach su kontaan ci yow. mais merci beaucoup xam nga nag des fois analyse dafa metti am na nooy waxee nit ñi ut fu ñu la situer mais tu parles juste ci digg bi pour def proportion des choses pour mën a leeral mais du question ne ñun tollootuñ fu ñuy fare wala tollootuñ fu ñu uti parloo parce que suñu milieu ak suñu métier mayatuñu loolu on parle professionnellement dañuy wax te yàlla tax rek utuñu fenn fu ñuy far quoi mais nag gars yi duñ ko comprendre noonu tam ñu étiquette la wala ne noo kii dafa contre diw te yàlla xam ne ni Sénégal la quoi man bu ma gisee gars yi li ñu bëgg ni c'est comme si que politique bi ni ñu ko bëgg a doxale ni man damay yaakaar ne ay étranger lañ boole mel ni du ñun ay sénégalais lañ mais bu ñu gagné Sénégal lay des suñu perte Sénégal lay des ku ci am dëj sa morom da ngay jaale ji kenn duñ xam nga nañuy nekk des perdants des vrais perdants mais pas de mauvais perdants et aussi ñu xam ne concurrence saine tant que newul ci dëkk sax duñ dem moo tax opposition di am la sainteté dafa baax ci lépp ci sport ci politique ci religion ci lépp il faut que ñu def affaire yi sainement di nangu ndogal yi li am ñu koy nangul ñi yàlla may nangul ñi yàlla jox donc loolu tant que ñu ngi koy def rek du ñu am problème merci Babacar